asalaamaaleykum mbokki àddina Alxaaji Mbégue Diop ak Monde TV mbokk yi tey maa ngi fii ñëw Dakar seet si le président Yélimane Goumbala di président mouvement Andu Nawlé ñu ñëw fekk ko fii tey ci CMU nga xamante ni CMU ku ko dégg nga xam ni yu bari yu muy yëngu ci bari wér-gu-yaram ci la bokk monsieur Yélimane Goumbala ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tey nag ñu ñëw fekk la fii duñu commencé wax ji te waxuñ ci wér-gu-yaram nga gis li nga xamante ni mooy feebar bi coronavirus li muy def fii ci réew mi tey boo doon def sa jàngat lan nga ci wax. waaw ñi ngi lay nuyu di nuyu képp koo xam ne mi ngi seetaan Ndox TV di wax ne feebar bi toll na foo xam ne depuis bi mu commencé ñu ngi koy wax feebar bi ñun ñoo ko fi mën a jëlee mënu fi jëlee boppam keneen du ko fi jëlee. nañu góorgóorlu comme vaccin amul comme amul lu ko mën a faj nee nañu nañu di respecter geste barrières yi et je pense que loolu mooy li nga xam ne moom la population yi war a def. te ñu bàyyi suñu xel ci suñu comportement ñun sénégalais yi en général sama classe gi en tout cas ñu ci ñàkk kilifa dañoo bari parce que doomu aadama surtout nga di mooy jullit wala nga di chrétien je pense que kilifa war nga ko am te tey ku seet Sénégal xam ni kilifa yi message bi ñu war a am ñi ngi koy am kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ko nguur gi doo gis président Macky Sall te takkul masque doo gis ay ministre te takkuñu masque bu dee ci wàllu diine bi boo demee suñu xalifa yi sëriñ Babacar Sy Mansour ñu ngi koy nuyu di ko ziar foo ko gis mi ngi takk masque sëñ Mountakha ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ñaanal ko di ko ñaanal fan mu gudd wér foo ko gis mi ngi takk masque monseigneur ki nga xam ne moo fi jiite jàngu bi foo ko fekk mi ngi takk masque donc bu dee ay royukaay ñi nga xam ne ñoom la ñuy roy ñi ngi respecté geste barrières yi ñun nañu def effort def ko fexe ba feebar bi jóge fi parce que bu fi jógewul dinañu sonal trop ndax amuñu doole dékku feebar. Yélimane Goumbala lan moo ko dugal ci politique. El politique dugguñu ci lu dul fexe ba jëmale suñu gox suñu askan kanam. loolu rek la parce que souvent damay wax ni booy dugg ci politique pour wut ci dara yàq nga ko parce que bu dee teranga yàlla koy joxe bu dee am yàlla moom moo koy joxe nit dugg na ci politique ba génn ci amu ci dara nit dugg na ci politique ba génn yàlla defal ko sutura defal ko teranga je pense que li ëpp solo. engagement politique mooy engagement boo xam ne da nga koy def ngir sa gox pour sa gox jëm kanam pour sa réew jëm kanam pour sa askan jëm kanam. mais mouvement Andu Nawlé yow yaay coordonnateur bi mouvement Andu Nawlé fan la toll exactement. mouvement Andu Nawlé yàlla mi ngi ñu ci surtout on a moins de 2 ans te tey bu doon en terme de capital sympathie je pense que bu ñu ko multiplier wul par 5 mën naa ñu ko multiplier par 10 en terme de capital sympathie ci Tivaouane. et loolu nag dañ ci sant yàlla di ci gërëm waa Tivaouane. bés bu jot dañuy won cofeel ak respect ak cër boo xam ne jox nañ ko le mouvement Andu Nawlé boo xam ne mi ngi Tivaouane et ni ma ko yàgg di waxee tey nekk na une réalité politique à Tivaouane et je pense que loolu moo nekkoon challenge bu njëkk bi mooy fexe ba nga xam ne Tivaouane kuy wax politique di nga wax mouvement Andu Nawlé te loolu je pense que yàlla defal nañ ci surtout tey. lan mooy ay ambition Yélimane Goumbala ci Tivaouane. Yélimane Goumbala personnellement amul benn ambition. man awma benn ambition bu dul jariñ sama dëkk awma beneen ambition bu dul jariñ sama réew. Yélimane Goumbala pris individuellement représenté wul dara je pense que li am solo mooy lan mooy ambition wu mouvement Andu Nawlé mooy li ma la wax ambition wu mouvement Andu Nawlé fexe ba dëkk ba ñu dëkk lu fa waay di doxal bu dee lu baax la ñu dugal ci suñu loxo bu dee safaan ba la ñu fexe ba loolu ñu dakkal ko te loolu yaakaar naa ni yàlla mi ngi ñu ci defal ndam. képp koo xam ne yaa nga yeewoo ca gox ba lépp lu yëngu ca gox ba intéressé na la je pense que Tivaouane mi ngi commencé am avenir ci politique tey jii am na lu bari loo xam ne kenn ñemewatu ko faa def am na lu bari loo xam ne kenn ñemewatu ko faa wax loolu li ko indi nag mooy engagement politique bi nga xam ne ñun ak suñuy morom suñuy nawle ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ñoo ko def quartier ba dem association ma nga fa association de développement loolu mooy politique bi nga xam ne moom moo ëpp solo et loolu je pense que Tivaouane en termes d'engagement citoyen Tivaouane mi ngi jëm ci kanam bu baax a baax. mais Yélimane Goumbala naka la def ak leader politique yi nekk Tivaouane ay Diagne Sy Mbengue ay Seynabou Guèye Touré Abdou Ndéné Sall politique yi nekk Tivaouane Abdoulaye Ndiaye Ngalgou seeni relation nan la demee. waaw xam nga man El Hadj ñun waa mouvement Andu Nawlé particulièrement man yàlla daf ma suturaal et loolu vraiment lu may sant yàlla di ci gërëm waa Tivaouane yàlla def j'ai d'excellents rapports avec tout le monde politique wu Tivaouane amul kenn koo xam ne au mag yow rapport yu rafet. parce que politique pour man du noonu du xaste du xuloo du xeex engagement la kéw mën a àndal nga ànd ak moom pour liggéeyal sa gox donc je pense que koo ci mën a tudd rek boo leen jëloon individuellement ku ci nekk mën naa la wax ne la ab rapport yu rafet laa ma ku mel ne Abdou Ndéné Sall on a d'excellents rapports rapport mag ak rakk la nit ko nekk nit ko ma respecté par rapport ak taxawaayam ci Tivaouane
boo limee Seynabou Gueye Touré bëgguma sax lim peut-être que lim bi mën na nga jël Seynabou Gueye Touré c'est presque une tante pour man nga jël Dianthi Mbengue je le dis tout le temps dans des plateaux télé de radio ak ci seen site internet yi Dianthi Mbengue sama xarit la sama collègue la administrateur civil la comme moom donc ñoo bokk li ñu partagé bari na nekk na maire Tivaouane bon pour la preuve élection yi passé moom la ñu àndaloon pour soutenir la candidature du président de la République c'est important aussi peut-être de le préciser parce que ñu bari à Tivaouane dañu jàpp ne ñun ay en tout cas suñu ànd bi ñu àndoon nag Dianthi Mbengue ay militants lañ alors que duñu ay militants Dianthi Mbengue àndoon nañoo ak moom soutenir nañ le président de la République bi ñu paree ku nekk aw sa yoon mais on garde d'excellents rapports tey jii bu ma yëkkati woon sama téléphone woo ko dina ma jël bu ma soxlaa aussi dina ma woo parce que dafa am rapport yu ñu am en dehors de li nga xam ne moom lañ seq ci politique. Pape Momar Gueye Cheikh Tidiane Diouf. Pape Momar Gueye suñu ñaari yaay ay xarit lañu woon yaayam moo jiitu yàlla na ko yàlla xaari àjjana Cheikh Tidiane Diouf sama mag la mon père yàlla na ko yàlla yërëm itam moom militant wu Cheikh Diouf la woon boobu c'était avant ñuy dugg ci politique donc pour dire que képp kuy leader politique actuel on a d'excellents rapports. ok mais Yélimine Goumbala ku ne xam na ni CPG la ko nit ñi xam ne woon ci commencement wu politique am. actuellement nii jóge nga CPG yaa ngi mouvement ànd nawle sa rapport ak waa CPG naka la demee. xam nga CPG bi ma fay même bi ñuy quitter CPG c'était peut-être une position de principe mais CPG ay xarit rek la fa am CPG ay frères la fa am ay sœurs la fa am tey jii am naa droit fekk CPG di réunion ma toog ci biir réunion ba. am naa droit CPG di def activité ma dem toog fa pour dire que rapport yu rafet rek la ñu am ak moom. nuyu le président Diop si au passage muy nit ku baax muy nit ku jeune muy nit ku bëgg Tivaouane di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla suturaal ko taxawoo ko comme ni mu taxawoo Tivaouane. élection municipale yi nit ñaa ngi werante est-ce que 2021 la war a nekk wala déet parce que maa ngi dégg ne am na ay réunions yu ci am ba it pare sax dindi nañ li nga xamante ni mooy parrainage du ci am bon actuellement nii Yélimine Goumbala élection municipale yi ñuy jëm ban taxawaay la ci nar a def. non taxawaay bi ñu am rek mooy xool fan mooy intérêt Tivaouane ñu taxaw ci maa ngi wax sànq ku mel ne Abdoulaye Ndiaye Ngalgou on est en coalition. ñu ngi maa ngi dégg sax ñu ne yaa Abdoulaye Ndiaye Ngalgou actuellement nii yéen a ànd. oui ba wax naa la ko mais ba tey dafa leeragul ci bopp nit ñi dañu bëgg tey en tant que Yélimine Goumbala. ak mouvement ànd nawle ak ànd defar nan lañ àndee seen ànd naka la demee. waaw El Hadj wax nga ko ñaari mouvement yu ànd la Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bi mu ñëwee invité nañu invitation bi ñu nangul ko tàllal nañu loxo ñu téye loxo bi. boobu ba léegi ñu ngi ànd di politique je pense que xawma peut-être que nan laa ko war a mën a waxee pour waa Tivaouane comprendre ko wax naa la léegi ne la ñi ngi ànd ci politique ñi ngi ànd ci développement Tivaouane boobu ko laajaatee ça fa mel ne ça prête à équivoque mais daal ci parce que lu jaaxal waa Tivaouane la aussi. parce que leerul seen bopp. waaw léegi xanaa nag bu doon leerul woon seen bopp dina leer seen bopp tey mouvement àndu nawle parce que mouvement àndu nawle du Yélimine Goumbala mais le mouvement àndu nawle téye na loxo Abdoulaye Ndiaye bi nga xam ne tàllal nañu ko ñi ngi liggéey ak moom ci politique gu Tivaouane ñi ngi liggéey ak moom ci développement wu Tivaouane. je pense que xanaa loolu leer na léegi mouvement ànd defar ak mouvement ànd nawle bu fekkee élection municipale yi 2021 la ñoom ñaar ñoo ci nar a ànd. oui normalement non bis bu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou parce que moom aussi li mu woote tey lu ma ko nangul la tey ci développement Tivaouane la ñu toll liggéey ci tey mbas mi la ñu nekk guñu ci schéma boo xam ne dafay wax candidature wala ay bëgg-bëggam Tivaouane mais bis bu waxee li nga xam ne publiquement loolu am na sax ay waxtaani biir nekk mais moom kàddu googu bis bu waxee publiquement li mu bëgg ci Tivaouane bu ngeen dellu si dinañ leen ci wax suñu position ñun waa mouvement àndu nawle. mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu mouvement àndu nawle ki nga xamante ni te li mu wax sax mooy jaadu mooy mouvement àndu nawle du Yélimine Goumbala kese je crois que ni mooy mouvement bi dans l'ensemble ñoom dégg ko ñoom ak mouvement ànd defar ñoo ànd ci biir politique gu Tivaouane mais Yélimine Goumbala du dem ba pare waxtaane wu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mi nga xamante ni ginnaaw yàlla yonent bi yu ci bari yéen ñaar yéen a ko àndoon ci politique gu Tivaouane wala ci conseil lan ngay wax ci moom. El Hadj question boobu dinaa ca war a tontu Serigne Abdoul Aziz Al Amine dafa nekkoon ku sori ci ñun nekkoon wéyjur nekkoon xarit nekkoon sëriñ taxawuñu taxawaay boo xam ne am na commencement amul fin mu amoon yëg-yëg bu bari ci man El Hadj sawaruma di seede ci Serigne Abdou parce que dafa am foo xam ne daf ma fa eggoon fu am solo mais nag yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal na li ko neex xam nañu ne fa mu ne mi ngi ñuy bàyyi xel moo tax taxawaay bu ñuy am ci Tivaouane moo tax kaddu gu ñuy am ci Tivaouane bu ñuy jëkkati ci Tivaouane
dañu bëgg foofu mu nekk bu ko xoolee xam ni doomam bii nga xam ne bàyyi na ko biir suuf doomam bi kii reflété na image am donc mi ngi noonu daal Serigne Abdou daal mënuma wax ci moom. yàlla question boobu daal diis na parce que yàlla dogal na ne mënuma wax ci Serigne Abdou noonu wax coxfeel boo xam ne am naa ko ci moom mais bon yàlla doon. mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu foofu la ñuy arrêté émission bi Serigne Abdoul Aziz Al Amine noonu la mel lu gars yi di wax ci moom du mën a dem ndax wax dëgg yàlla yonent bi dafa boole jaboote ñëpp tabarkàlla Yélimine Goumbala lañ seet si woon tey mbokk yi di wax benn wax mooy yéen ñi nga xamante ni yéenay autorités yi nekk Tivaouane ñu ngi leen di woo di leen invité ngir ñëw ñu waxtaane Tivaouane di ci jiital le premier magistrat de la ville Mouhamadou Diagne Sy Mbengue comme yële fois lu mat juróomi yoon ñu ngi koy invité pour toog ak moom Ndox TV mu ngi nii dikk xëy na bis dina ñëw mu woonu xëy na dafa pareegul Abdou Ndéné Sall liñ ko woo pour toog ak moom ci waxtaan ak moom ci Ndox TV mat na juróomi yoon Seydou Gueye Touré noonu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu loolu lañ leen indi tey fii ci Tivaouane di ñaanal Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour yàlla def mu gudd fan loolu te Alhaji Malick Diop ak Ndox TV jërë ngeen jëf